bismillah ala millati rasul wa manhajil qadim. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ginnaaw bu ñu ziare kilifa yi ziare kilifa yëpp te ñi nga xamante ne bii ñoo taxawee tànki jàmm ñëpp ñu leen di ñaanal fanu gudd ak wér ak ñu gën koo tal. ñuy xalaate neneen ci loo xam ne luy jur safaan la mbaa luy jur ak ay xol yu biijoo wala yu demee noonu ñu ñaanal leen ci ku tedd ki ngir mu defar seeni xol ba ñuy man di yéene lu rafet di ko wax di ko def ñu ngi koy ñaanal sunu bopp di ko ñaanal ñëpp. kaddu yi dafa mënta ñàkk du caagee na bàyyi jaan ba mu jàll nga topp ca wati fay dóor déedéet du loolu. dafa am yu fi xewoon ci mois de mars bi am ci ñi ci ñàkk seen bakkan am ci ñi ci seeni alal yàqu moo xam ñu dëkk ci réew mi wala bitim réew yooyu yëpp xewoon fi ba jàll ñun ñëpp nu war a takkuwaat waaw ngir yu mel noonu bañatee xew. ma jàpp ne nag li ci gën a gaaw ngir faj li nu bëgg a faj mooy ñun ñëpp nu wëlbatiku xool joxoñu ku tedd ki. jamono bu nekk dama koy faral di wax am na ñu nekk ci nguur gi nekk ak rais bi président Macky ba noppi te gëstu mbindum ku tedd ki am na ci ay benn ku tedd ki du càggi na julleeg woor rek la jàngale déedéet ak natt asaka ak murum koor déedéet maanaam jàngale na nooy dunde ak sa njaboot nooy dunde ak say dëkkandoo nooy dunde sab dëkk nooy dunde ak sam réew jàngal nañu façon gouvernance jàngal nañu politique de vérité doon naa ko wax ci xisbul xaq rajawtun xiyaadal xisbi lillahi wahdahu bi xatti lazi yuhyi bihi xayru islami daan naa ko fi wax. léegi ma jàpp ne doon na rafet doon na gën a rafet ñi nga xam ne ñoo nekk président de la république ñi nga xam ne ñoo nekk dans l'administration te nekk ay aspirants véridiques et intelligents maanaam murid sadiq wa nabil ñooñu ñi nga xamante ni bii kii di njiitul réew mi di président Macky lépp lu mu xamul ci mbindum ku tedd ki am na ci benn yuy liggéey ak moom yu ko xam la gënoon a rafet ñu ne ko président kat dalaa il yi nga xamante ni bii ci la ñuy tegtaloo yi nga xam ne mooy doctrine bi idéologie yi nga xamante ne bi dañu koo jëggaani woon jot na ngir ñu xool lan lañu ko tedd ki wax waaw ci idéologie ak doctrine bu ñu ko waxee leeralal ko wax dëgg yàlla ak plus la boo xamante ni bii bu ñu ko jëlee au lieu que ñu koy def plus képp yam ca déedéet dañ koy diviser en deux benn moitié bi ñu def ko dalil waaw def ko muy seen base de référence bi ci des ñu def ko muy seen avantage muy émerger le fonctionnement de notre gouvernement et le chef de l'État maanaam loolu moo gënoon a rafet waaye bu fekkente ni ñi ngi naan idéologie dañoo échec yam ci wax ji képp waaw bu ñu échecgee ana solution bi tey solution bi mi ngi ñun amara ni rabbi bi an usarriha bi anna mi malazun wa mabzun fa man arada al xayra fi kilta yi daaray ni falyalus bii loolu ku tedd kee ko wax français bi wax nañ leen ko ba tey Dieu m'a donné l'ordre de proclamer que je suis un asile et dernier recours et quiconque veut le bonheur ici-bas et dans l'au-delà doit se réfugier auprès de moi. dafa jot dafa am ni ñuy dimbalee xalifa bi spirituellement am ni ñuy dimbalee président bi temporellement wax dëgg yàlla lu ci nekk dafa metti njiit dafa metti te wax dëgg yàlla bu ñu nangu voisins yi sous région bi di ñu ree Sénégal Afrique dafa war di roy ci Sénégal adduna bépp dañoo war di roy ci Sénégal loolu du mën a nekk mukk tant que li ku tedd ki wax defuñu ko waaw bonne intention bonne parole et bonne action loolu nañu ko jël mu des lan mooy wàllu intixabaat maanaam élection président Macky comme moom majoritaire à l'Assemblée nationale na ko anticiper élection yi bu ko anticiper day am droit bokk na ko anticiper def élection générale waaw libéré ñëpp comme neex bokk waaw moom fi mu toll nii bu jëlee bonne intention bonne parole et bonne action rek
mettre ko en place wax ko ñëpp wax ko Sénégal yëpp au niveau national et international ñëpp xam ni kat ñun am nañ doctrine bu bees boo xamante ne bii moom li ñuy def cëslaay bu ko defee rek sowe réew mi sowe lii képp la waaw ay marche duutu fi am ay gaz lacrymogène duutu fi tàkk yi yëpp dara duutu am waaw waaw wa illa bu fekkee mënu ko anticiper mu def gouvernement d'union nationale gouvernement boo xamante ne bii ay techniciens ay liggéeykat la ñuy doon du ñu doon ay politiciens bu ko defee rek réew mi sowe dina sowe réew mi sowe waaw wax dëgg yàlla jamono bu nekk ak la mu laaj waaw léegi nag ñi nga xamante ne bii ñooy marche d'accord ci bi moo leen ko may constitution bi moo leen may marche démocratie bi moo leen ko may waaw de toute façon na violence bañ a am rek waaw ku tedd ki moom il est pour la non violence waaw ñun ñi nga xamante ne bii wax dëgg yàlla ñoo ni Hizbul Haq te ma sosoo ci Serigne Saliou ak Serigne Mourtada wax dëgg yàlla non violence la ñuy wax waaw waaw léegi ñuy def ñi nga xamante ne bii nag comme ñoom dañuy jàppaati ni sama classe gi nga xamante ne bii nee nañu dañ leen a war a jàppee nañu gaaw jàpp ñi ñuy jàpp nit ñu bàyyi leen waaw ñi ñu war a jàpp nañ leen jàpp ñi ñu war a bàyyi ñu bàyyi leen jàmm ni ñooy waaw waaw man daal loolu laay conseiller président bi waaw moo majorité à l'Assemblée nationale année prochaine ci fin année moo xam waaye xam nañ ni fii ak ay local ak yooyu yëpp déedéet maanaam fi mu toll nii daal luy jot na waaw loolu rek laa ne woon dama koy jàllale te ngeen baal ma ak man nag maa ngi jox ñëpp rendez-vous le 3 juillet ci Mbàkke Bawol dëkk bi ku tedd ki feeñe te Maodo ba nekk Tati Moji mooy thème ba waaw thème spirituel la nag donte temporel dina ci dugg itam parce que la cay temporel bi ñoom professeurs yi dinañ ko wax waaw dinañ wax ci zaqafiya wax ci iqtidaa ijtimaiya wax ci iqtisadiya waaw dinañ wax ci domaine yëpp daal temporellement waaye Tati Moji thème boo xamante ne bii daal moom wax dëgg yàlla dañ ko war a développer waaw dañ ko war a développer waaw ci sens yëpp nag waaw zahiran wa batinan yooyu moom ñu ngi fay jox rendez-vous ñëpp Mbàkke Bawol 3 juillet salaamun ala man ittabaal huda